asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ñëwaat di defaat ay jàngat ci situation bi nga xam ne si nii moo xew Sénégal ci wàllum transport ñu gis kenn diggante démb ak tey yëpp transporteurs yi dañu grève téye seen ay oto donc ne oto yi duñu daw ba ci information yi mujjee am sax dégg nañ ni jubóowuñu ak ministre bi donc dañ koy prolongé waat pour demain vendredi mu nekk ñetti fan de grève. mu nekk ñett fan yoo xam ne si dina metti trop ci askanu Sénégal metti trop ci population bi donc ñu leen koy masaw bu baax a baax ñu ne transporteurs yi ñooy grève parce que dafa am yoo xam ne si dañu bëgg état bi defal leen ko maanaam lu jëm ci wàllum corruption ak yeneen voilà si ay plusieurs points ñu gisee que ni ñoom depuis ministre bi fi nekk ba léegi donc ñu ngi wax ne plusieurs fois rencontré nañ ko waxtaan ak moom pour mu jëm leen a comprendre defal leen li nga xam ne si nii moom mooy seen ay bëgg-bëgg mu jàppal leen ci loolu donc comme rencontré nañ ministre bi plusieurs fois mais ministre bi li mu waxante ak ñoom respecté wu ko defu ko ba tax tey ñu xëy ñoom ñëpp tey téye seen ay oto yi dañuy grève may laaj transporteur bi moom mi nga xam ne si nii moom yàlla baaxee na ko moom am ay oto yi di liggéey di ko indil maanaam koom-koom xaalis bu bari muy enrichir nekk ci jàmm donc transporteur boobu noonu tey jii fi mu toll nii moom versement am du tardé quel que soit le cas ak lu mën a xew versement am du tardé su événement jotee lu mel ni tabaski wala korité wala màggal wala gàmmu ñu augmenté seen ay pass yokk ko fu mu leen neexee tout le temps dañuy taxaw naan carburant bi dafa seer yokk nañ ko dañ ko war a wàññi te transporteurs yi kenn mësul gis fu essence wala gasoil yokkoo ñu yokk seen ay pass ñu wàññi gasoil wala ñu wàññi essence ñu wàññi seen ay pass musul am te musuma ko dégg du ma ni amul nag léegi ñoom bu fekkee ne si ni ñoom tey ñoom ñooy kaas te ñoom seen versement du tardé chauffeur bi mi ngi versé oto bi mi ngi daw 24 heures sur 24 seen xaalis ñu ngi koy jot à l'heure ñu ngi nekk ci seen confort nekk ci seen ay kër yu baax nekk ci seen ay 4x4 yu bakkene ñoom seen njaboot du ñu yëg ci kaar yi du ñu dugg transport seeni soxna du ñu dugg transport ñoom seen bopp du ñu yëg transport seen ay 4x4 la ñuy yor am na si ñoo xam ne si nii sax du ñu xaar chauffeur bi ñëw dañ koy koj ci kaw tali bi récupérer versement bi donc ñoom ñu ngi si jàmm quoi maanaam ñoom bu nee dañuy xeex maanaam dañuy xeex pour seen alal ak seen ay am-am gën a yokku gën a jëm ci kanam ñu gën a nekk si jàmm gën a nekk ci seen confort ñoom loolu la ñuy xeex parce que grève bi d'après ni ma ko analyser ak ni ma ko jàngatee yëpp ñoom xeexuñu pour kenn mais dañuy xeex pour seen bopp pour seen ay propre intérêt waa léegi yow transporteur bi yow lan ngay xeexal chauffeur bi nga xam ne si ni ginnaaw yàlla li ngay am lépp moom moo koy liggéey ci coono bu metti yow lan nga xeexal chauffeur bi grève bi tey jàppe naan tey jii nii chauffeur yi lañ ko waroon xeexal parce que transporteur bi nga xamante si nii da ngay yor fukki oto wala fukki oto juróom wala ñaar fukki car chaque jour lu mu gàtt minimum car bi dina verser 20 000 jëm 25 000 francs dañ ko à peu près noonu rek lu mu gàtt weer bi su deewee yow benn car dina la apporter 400 000 wala 500 000 francs par weer chauffeur bi mi ngi xëy 6 heures du matin wala 4 heures du matin lay xëy bu fekkee chauffeur yu jógee lu fa mel ni ay Kër Mousso wala Thiès wala ñëw Dakar liggéey si ba ngoon yëpp ñibbi waat ñooñu 4 heures du matin la ñuy yeewu 4 heures du matin ba 21 heures jusqu'à 23 heures ci guddi ci volant bi la ñuy toog amuñu chauffeur bu leen di aw après midi bi au moins que ñu ut seen benn copain benn siiru man jox ko te amuñu ci droit parce que bu oto bi amee problème après engagement yëpp ñoom ñoo koy yenu après léegi yow chauffeur bii liggéey 24 heures sur 24 imagine toog nu mu méttee ak dawal nu mu méttee nga xam ne si ni kaaru transport yi nga seen amul benn bu ci am direction assistée amul ci benn bu ko ci am bu fekkee yu ko ci amoon la mooy tataay te yu ci bëri dañ ko panle nga gis chauffeur boo xam ne si ni day braqué matin midi soir ba ay wetam di metti su wàccee guddi gi dañuy tëdd di nelaw comme ay mbaam yow moment boobu yaa ngi sa confort toog oto bi mën la indil 400 jusqu'à 500 000 francs par weer te yow sa xol mayu la nga mën a daggal chauffeur bi salaire 100 000 francs wala salaire 150 000 wala 200 000 francs li ci ëpp ci chauffeur yi ñi ciy fay seen salaire matul 100 000 francs ay 60 000 la 70 000 80 000 francs loo xam ne oto bi du ko liggéey sax ci semaine yow sa affaire di gën a baax yow su guddi jotee heure bu la neex ngay tëdd nelaw
chauffeur mi ngi ci tali ba 23h yow bu la neexee yeewu 10h chauffeur bi 4h du matin lay yeewu da ngeen waroon a xeex mooy lan li ngeen waroon xeex mooy lan da ngeen waroon a xeex maanaam état jàpp ci fexe nu ngeen def ba salaire u chauffeur yu yokku te du metti ci yéen du metti ci état bi du metti ci chauffeur bi loolu ngeen waroon xeex da ngeen waroon a fexe chauffeur yi am ay oto yu baax oto yu confortable oto yu normal yoo xamante si nii chauffeur bi mën na xëy suba teel sol jesner bu bees tàkk liggéey ba ngoon jot wàcc te du tàkk du tilim da ngeen waroon a fexe oto yi nekk en bon état li nga xam ne oto yi da koy liggéey ngeen di ko jël di ko rënk ci banque yi wala ngeen di ko jël di ko tabaxee ay kër ngeen fexe oto yi seen carnet d'entretien di nekk à jour du ñu am benn problème mais tey boo génnee tey nga gis Ndiaga Ndiaye ci kaw tali bi gis car rapide yi ay oto yoo xam ne si nii seen pièce ba ko usine bi arrêté liggéey yàgg na ay pièces su vanant la ñuy monté wala ngeen yóbbu ci carrosserie bi dagg di suude rek état wu oto bi seen yoon nekku ci li leen intéressé mooy chauffeur bi na wàcc indi versement bi un point un trait c'est tout li ci des seen yoon nekku ci oto yoo xam ne si nii dañuy paralysé nekk ci tali bi bu ñu ñëwee ci rond-point nga yaakaar ni oto bi tey mu këpp oto yoo xam ne si nii seen i frein baaxul oto yoo xam ne si nii seen i lumière baaxul oto yoo xam ne si nii amuñu direction assistée oto yoo xam ne si nii benn feu la ñuy dawee ci kaw tali bi wala benn signal oto yoo xam ne si nii bu yéegi mbëkkee doo daan wala mu yéeg ci secousse chauffeur bi di bëgg a dem yomal xiyam oto boo xamante si nii ci biir lépp ay weñ la mokk rumbax ba nga xamante si nii yow oto bi soo ko tiimee sa xaru tabaski sax boo ko jëndee ñi moo ko dugal ci biir wala sa ginaar ndax état wu oto yi nu mu toll yéen loolu yëpp yéen transporteurs yi seen yoon nekku ci chauffeur boo xam ne si nii day liggéey ci transporteur nekk ak moom pendant 10 ans musul am contrat CDI pour liggéeyam chauffeur boo xam ne si nii kenn du ko cotiser retraite am IPRES chauffeur boo xam ne si nii amul fenn fuñ ko cotiser ci état de santé maanaam bu feebaree mën a dem faju yor kartam wala carnem chauffeur boo xam ne si ni bu xëyee su ngoon mu delluwaat këram sax delluwaat ci njabootam yàlla suñu borom rek la wóor ndax état bi oto yi di mel transporteur bi di encaisser xaalisam chaque jour di ko lem di ko denc wala mu koy tabaxee ay kër wala mu koy jënd ay terrain moo ko gënal mu jël oto bi fexe mu nekk en bon état lépp lu oto bi war a am comme mesure de sécurité oto bi am ko lépp lu oto bi war a mën a am comme confort oto bi am ko rien que ngir lan ki ciy liggéey mën a nekk ci jàmm ak xel bu dal mais imagine ngay liggéey loolu nit 4 heures du matin ba 23 heures si guddi te yow iñaane nga ko fay benn salaire bu 100 000 francs wala 150 000 wala 200 000 francs sa xol mayu la ko loolu ngeen waroon kaas fexe chauffeur yi nekk ci jàmm fexe oto yi bu ñu màggetee ñu jël leen dugal leen garage bu laajee ngeen dépenser 500 000 jusqu'à 1 million ngeen def ko ci parce que balaa at bi di jeex oto bi da koy génnewaat balaa am at bi di xaaj sax oto bi génnewaat li ngeen ci dugaloon chauffeur yi di nekk ci jàmm. li ngeen waroon a xeex mooy fexe di recruter 2 personnes chauffeur bu yeewu 4 heures du matin bu 1 heure jotee mu wàcc ngeen recruter beneen chauffeur boo xam ne si nii day gontu à partir de 14 heures ba 23 heures si guddi mu wàcc chauffeur mooy liggéey sonn boole ci coono moo tax chauffeur yëpp a tàng xol chauffeur car chauffeur Ndiaga Ndiaye ñoo gën a tàng xol fii 1 2 3 salaamaaleykum salaam ñi asaar ne wu sa kaw parce que benn oto bi nekkul ci bon état oto bi day dem visite technique bi dañ koy négocier. xoolal oto bi génn dem oto bi day am plus de 10 000 réparations yu ñu ci war a def en urgence mais dañuy bàyyi oto bi di daw bu accident amee chauffeur bi la ñuy sacrifier moom apprenti bi ñoom ñi ngi seen kër seen confort toog fa bu ñuy génn 4x4 yu baax gis naa fi ay chauffeur yoo xamante ay transporteurs yoo xam ne si ay Range Rover la ñuy dawal yu bees tàkk yu wow koŋŋ dëkk ci ay R+3 4 chauffeur bi di la liggéeyal 20 ans terrain bu mu dëkk moo njabootam sax amu ko lu mu am ci location lay yem en réalité. yow da ngay jël chauffeur bi di ko jariñoo di dund ci kawam yow ngay gën a évoluer di dem chauffeur bi di gën a torox loolu moo am Sénégal léegi du ngeen kaas loolu ngeen war a gréval loolu ngeen war a xeexal parce que transporteur li ñu am nañ ko ba pare li ñu war a xeexal mooy chauffeur bi fexe li muy liggéey bu liggéey juróomi at mu gis boppam ci li muy liggéey rêve sax am benn terrain wala mu jëm bu amee terrain mu am sax lu mu fay teg di ko koccal fii ak 5 ans 7 ans 10 ans mu am kër gu mu dugg mais chauffeuru Sénégal moo gën a sonn ci Afrique xeexaluñ leen dara kaasaluñ leen dara
état bu Sénégal dëgg ci tànkam toog di leen seetaan transporteurs yi jàpp chauffeurs yi di leen exploiter di leen toroxal jàpp leen comme ay esclaves état waxul ci loolu kenn waxu ci ñu leen di seetaan transporteurs yi jàpp chauffeurs yi di leen dëggate di leen nappaaje comme ay mbaam kenn du wax ñoom ñoo taxaw tey ñu ne dañuy grève état nañu defal lii état nañu def état nañu defal la su fekkee ay gor ngeen da ngeen di xeex yéen ak état affronter ko pour ngeen ñu améliorer conditions de travail yi chauffeurs yi utal leen ay contrat CDI ñu fexe xoolal am ay mutuelle bu ñu feebaree xoolal di faju seen i njaboot di faju chauffeurs yi di fexe liggéey 5 ans xoolal am contrat CDI durée indéterminée ba pare di fexe tamit aussi xoolal chauffeur bu liggéey 5 ans am lu mu moomal boppam mais jamais da ngeen di jàpp chauffeur yi noot leen ñu leen di liggéeyal yéen seen affaire di baax ngeen di avancer di jëm kanam di yëg ci kaw chauffeur yi di gën a dellu ginnaaw loolu lañ war a xeex grève bi tey loolu la waroon doon te su boobaa population bi dañ ciy ànd ak compréhension bu mat sëkk et pourtant ñi ngi nii di grève suba moo nekk nar a nekk ñaata 3e jour bi 3e jour chauffeur bu ko toog man la xoolal liggéeyul këram du teg cin te transporteur bi ay ginaar yu baax lay lekk moom bu doon gaaree otoom fii ak année prochaine li muy am na ko ba pare day dund day lekk day naan mook njabootam grève bi yëpp ci chauffeur bi lay metti après et alors pourquoi nit ku ñuul soxor nit ku ñuul lekk mooy mën a téye moroomu nit ku ñuulam di ko exploiter dund ci kawam di enrichir ci kawam naakaan yow da ngaa baax yow moom wax dëgg yàlla gor nga parce que yàgg ak man bi nga jàppe ba léegi bàyyi en réalité fekk ñu ngi lay rend ci ginnaaw dañ lay rey ba nga dee dëgg tele nappaaje la Sénégal chauffeur boo gis da nga koy jaawale ak mécanicien ndax comportement parce que lan chauffeur mënul sol yére bu baax ndax état wu oto bi chauffeur boo gis chauffeuru car rapide chauffeuru Ndiaga Ndiaye comme ay mécanicien ba ci yenn ci taximan yi comme ay mécanicien pour nga sol yére bu correct sax problème la même client yi sax vendredi da ngay gis ku xëy sol yére bu set bu rafet mais day am sérieux problème pour dugg ci car transport yi dem parce que transporteur bi état wu oto bi intéressé wu ko état wu oto bi ñoru ko dafay jàppe client yi yëg ci oto bi comme ay xar ak ay bëy oto yoo xam ne ba dugg si bi lépp ay weñ la oto boo xam ne balaa dem garage accidenté oto boo ci gis mu dem garage daa accidenté day daw ba dal fenn wala mu daw ba xalangu këpp mu ne garaaw na dem garage mais fekk oto bi mi ngi mën a daw di xëy suba teel di taal moteur muy tàkk ñu ne oto bi démarré na non garaawul du dem garage amul problème dañuy am ay panne fii oto yi ngay gis yëpp ñuy daw car transport yi tey jii ni bu fekkente si ni visite technique bu baax rek bu tegu ci yoon sans corruption sans lijjanti amul benn auto transport buy dugg Sénégal buy dugg service 2000 génnaat amul ñoom ñëpp ferraille lañ war a dem ferraille lañ war a dem transporteur bi tey bu ñàkkoon ba ñàkk tey moom ci boppam en personne moom du volonté wu jël oto bi na koy dawal di ko liggéey du ko mës a def si àddunaam danaan kay xaaral ma seet sam benn mbokk Sénégal rek def ko esclave jox oto mu rey boppam ci tali bi loolu ba kañ dawal leen yërmande tuuti mais ay nit yoo xamante si dafay mel ne duñu dugg ci biir bàmmeel plus que ngay liggéey di gën a am di gën a soxor di gën a néeg te yow boo toogee tëdd guddi xalaat sax sa immeuble bi la tiim sa xaalis bi nekk sa compte bancaire sa 4x4 bi ngay dawal nga xalaat yow doomu jàmbur yi yendu ci naaj bi di la ko indil yow boo leen xalaatee rek sa yaram war na daw nga defar seen train de vie améliorer seen conditions de travail sans nga xaar ci état mais transporteurs yëpp ay patron lañ ñoom ñëpp ay patron lañ mais chauffeurs yi ñooy mbaam yi te li ñuy am lépp chauffeur si ñoo koy liggéey parce que oto du dawal boppam nit moo koy dawal yow boo tëddee ci sa R+3 tëdd ci sa climatisé say jeeg wër la ngay xalaat yow nangami million moo nekk sa compte bancaire yow bu dee gor nga rek war nga xalaat yow kii indi millions yi nii kan la ci ban niveau de vie la nekk situation familiale am lan la te tey am na transporteur yoo xamante ni mën nañoo fay chauffeur 200 000 par mois te du leen wàññi dara ci li leen yàlla may du leen wàññi dara ba pare chauffeur bi amul benn droit bu kaasee mun a ko xoolal jox tegal ma fi samay caabi oto bu subaa bul xëy si say morom yu bëgg a liggéey ñoo fi nekk effectivement parce que dëkk bi moo metti lu waay bañ moromam da koy nangu ci beneen côté bi foofu la ñuy basé wu du ñu neexal chauffeur du ñu négocier ak chauffeur na chauffeur bi def 20 ans ci ñoom seen yoon nekkul ci moom mais car boo jël jox ko nit mu liggéeyal la ci car bi pendant 15 ans wala 20 ans su fekkente si ni gor nga yow leer lañ ni oto boobu liggéey na lu jënd beneen oto bu bees soo amee xel chauffeur war nga ko moom mu ñëw sa nga ne ko jëlee oto bi ma may la sa xol su la ko mënul may nga ne ko oto bi donc maanaam valeur am wàcc na mën naa laa jox oto bi pour 5 millions wala 3 millions del liggéey di ma fay ba mu mat nga am sa oto bokk nga dem sa yoon nga tourné dem seeti keneen xol boobu noonu yàlla suñu borom mën na la dimbali même bu fekkee am na ñu koy def ci chauffeur si bariwul man gisuma ko dégguma ko
du man nag amul mais man personnellement gisuma ku koy def dégguma tamit ñu ne diw da koy def chauffeur moom day dawal ba màgget rek chauffeur ngay gis mu pendant 40 ans mu nekk ci direction wu oto taxi bu moomal boppam sax du ko am ba kañ xalaat leen seen diggante ak seen borom maanaam ci àq li nga xamante ni liggéeykat yi dañ koy am ak yéen muy chauffeur yi xalaat leen loolu li leen yàlla suñu borom wërsëgal ci alal da ngeen di dund ba deetu du ngeen ko jeexal soit ngeen bàyyi ko ci compte bancaire bi di ko xool ba xëy dugg biir bàmmeel ñu ko liggéeyul ñëw jël ko jariñoo ko seen ginnaaw yàq lépp dem alors que ki ko liggéey ba nga tax nga am li nga am wala nga toll fi nga toll tey ba mën a tiitaru ba ñu mën laa naw wala ñu respecté la wala ba ñu mën laa xoolee tey ci yenn catégorie doomu aadama yi kooku chaque jour saa yu xëy mi ngi dellu ginnaaw day xëy di gën a dellu ginnaaw di gën a torox di gën a sonn foo ko fekk yërëm ko loolu ba kañ am leen yërmande tuuti ci chauffeur yi li ngeen di kaas jarul kaas li ngeen di am ngeen ko ba pare li ngeen war a kaas mooy lan fexe état dugal loxoom ci transport ngeen améliorer condition wu chauffeur yi nekk ci jàmm nekk ay chauffeur VIP ba ci chauffeur camion yi dañuy gis chauffeur camion boo xam ne si day déparé Dakar jëm Bamako moom kese benn chauffeur 24 heures sur 24 nga nekk ko ci volant oto boole ko coono sonn stress gémmantu di xalaat njaboot nga bàyyi ginnaaw et tout ça oto yi duñ nekk ci dans les très bonnes conditions ay pneus yu usé la ñuy dawee si yoonu transporteur bi yoonam nekku ci oto bi fekk dawul ba pneu bi toj ci kaw tali bi mu def toj transporteur bi du mës a xalaat jënd pneu oto boo xam ni voyage bu mu def Dakar Bamako lu mu gàtt mu apporté la benn 1 million wala benn 800 000 francs te sa xol mayu la nga mën a jënd pneu buy jar 100 000 francs wala 200 000 pour def ko ci oto bi rien que pour lan chauffeur bi xelam dal mu mën a nekk ci jàmm nga xalaat bakkanu jàmbur mais sa kër ngay tëdd jaaxaan yor sa téléphone di woote laaj fan la oto yi toll fan la ñu nekk et puis voilà chauffeur bi mooy mbaam bi mi ngi nekk ci àll bi di daj lu nekk te suba bu ñëwee ne la sama pneu bi dafa crevé wala damay voyager changer le pneu balaa may dem nga ne ko taalal oto bi nga dem soo ko mënul tegal ma samay caabi boole ci arrogant boole ci benn xamadi benn manque de respect boole ci benn réewande boole ci benn yëg sa bopp parce que lan yaay transporteur bi yow yaa am camion te pourtant mën ngaa yeewu suba dong mawti da lay romb ngelaw mawti da lay romb rek nga dugg biir bàmmeel nga mel ne ko musul tekki dara ci kaw suuf chauffeur yi di daw Dakar Mali nii Dakar Bamako ñooñu kenn gënu leen a sonn ci kaw tali bi lu ne la ñuy daj ci àll bi normalement chauffeur bu dawee sax ba otom crevé amul droit sax taxaw di changer boppam pneu pourquoi transporteur bi mënul ut oto boo xam ne si nii moom mooy gérer crevaison pneu yi nekk ci àll bi mais da ngay gis chauffeur yi ay xale yu ndaw di démonter pneu camion xoolal di ko monter di ci daj coono bu métti transporteur baa ngi tëdd këram weer dee xoolal 100 000 francs sax du ko am chauffeur camion yi amuñu vie dund vie familiale amuñu ko chauffeur boo xam ne si yow weer bi yëpp benn yoon ngay dem sa kër wala ñaari yoon ci àll bi ngay nekk te li ngay dàq yëpp matul 100 000 francs say njaboot duñ la gis say doom duñ la miin sa soxna bu la gisee balaa mu laa gisaat yàllaa xam tout le temps yow yaa ngi ci kaw tali bi ak sa bakkan xamoo ndax di nga dellu si xamoo ndax di nga yegg fi nga jëm transporteur mi ngi këram jaaxaan amul benn respect boo xam ne si da la koy jox li ko intéressé mooy otom versement point li ci des yoonam nekku ci lijjantiwu ko salaire kese la sëkk ak yow kese salaire bu misérable bu ñu lay fay 50 000 wala 60 000 wala 80 000 francs day mel ni yow chauffeur bi yow 100 millions nga koy fay par weer te li nga koy fay bu ci jëndee benn saaku ceeb waxatuma la ak mu nekk chauffeur buy fay location day liggéey ba torox du am dara yow sa affaire di gën a baax li laay war a suuli yàlla suñu borom bu demee ba wërsëgal la yow nga am ñaar ñetti ñeenti oto ba war a am fukki oto mais goreel tuuti nga xam ne yàlla seetaanu la su ko neexoon mu def la faqil nga nekk chauffeur ñi lay embauché ngay liggéey wala mu def la yalwaankat ci mbedd bi dagg sa benn tànk wala mu tëj say bët nga gumba yàlla seppali ci biir nit ñëpp may la teraanga may la wërsëg may la lépp ba nga mën a embauché doomu aadama di koy liggéeyloo li laay war a suuli xalaatal ni yàlla su ko neexoon tey jii nii ki ngay liggéeyloo mu nekk sa place yow nga nekk place am mu lay conditionné xoolal di la imposer di la wax lu ko neex te doo ci teg baat mais bu la yàlla sempee yow ba ngay échappé ci catégorie boobu noonu mais kon quel que soit le cas ak lu mën a am xalaatal sa diggante ak sa borom transporteurs yi am leen yéene ci chauffeur yi nga xam ne si ni ñoo leen di liggéeyal di leen indi lépp lu ngeen am ci alal tey bu transporteur bu chauffeur yëpp xëyoon tey toog ni xëyuñu tey transporteur bu ci nekk tey di nga perte chiffre d'affaires ay millions par jour ay millions ngay perte mais léegi du ngeen respecté kooku kon grève bi nii tey jii nii loolu la waroon a nekk loolu ngeen waroon jël tey jii nii grève ko pour régler conditions chauffeurs yi mais chauffeurs yi ñi ngeen jàpp di leen exploiter di leen torturer di leen toroxal def leen comme ay mbaam comme ay xaj
te loolu dëgg du yoon ñaata nit ñooy xëy suba teel di liggéey ñii jëm Dakar ñii di voyage jëm Thiès ñii jëm Tamba ñii dem Fouta ñii jëm Kolda ñan ñoo leen di yóbbu ay chauffeur ñoo leen di yóbbu voyage boo xam ne si ni yaa ngi dem xamoo sax ne di nga dellu si wala déet ndax condition yu bon condition yi nga xam ne si ni oto bi moom la nekkee oto yoo xam ne si ni amul visite technique bu normal visite technique yi dañ koy lijjanti oto yoo xamante si ni ay pneu yu usé lay dawee pneu yi benn baaxu ci oto yoo xamante si ni à tout moment xoolal mën naa def dérapage ci kaw tali bi à tout moment te pourtant transporteur bi da koy gis da ngay wàcc ak panne ñëw ak panne mu ne xoolal demal après ci weekend nañ ko defar parce que lan versement bi mu war a am ci jour bi xoolal moo ko gënal lu mu mën a am même bu fekkee da ngay dem dee doo dellu si waat noo xoolal di nga dem dee mosoo ko gëm ni yow dee nga tey versement bi du mat pour lan fan lañ ko teg fan lañ ko teg kon seen coow lu bëri lii yëpp état bi dafa war a lii état bi dafa war a laa nangam dugg na fi génn policiers yi leen jàpp di leen xaw a rey ci kaw tali bi asaka buy génn kese la asaka dong la nag du leneen kese voilà parce que seen liggéey bi ci boppam ngeen tegul ci yoon ni ngeen di maltraiter chauffeurs yi dafa metti voilà dafa metti ku deful ci talaatay yàlla suñu borom rek def ci àllay bay feew na voilà bu génnul ci loxo droit génn ci loxo càmmoñ bi da leen di metti ba ngeen koy kaas nii da ngeen daf leen di metti fu mu toll nii ngeen koy kaas liggéey dañ koy teg ci yoon di ko am ci amin bu sell lu xaalis alal lu mu bari nay sell mais lu mu néew tamit nay sell voilà toroxal yi ngeen di toroxal chauffeur yi nii rek loolu la leen yàlla nattoo ci beneen côté bi rek policiers yi di leen xaar ci kaw tali bi ak gendarme yi voilà ñoo ko def wala defuñu ko yéen a ngoog ñu ngi noonu nit arisu alal dajale ba kañ koo xam ne yow boo xëyee sama oto yi sama versement yi ba yow da nga yaakaar dootoo dee da ngaa war a dund éternellement ci àdduna yow doo dee ki lay liggéeyal yéene woo ko dara loolu mooy grève bi te loolu la ñu waroon a lijjanti tey def ko grève xeexal chauffeur yi mettre leen dans les très bonnes conditions yokk seen ay salaire utal leen ay mutuelle bu ñu feebaree di faju ñoom ak seen ay njaboot utal leen ay salaire yu baax voilà di leen cotiser ñuy am retraite ba pare embaucher leen utal leen ay contrat CDI par force que mu neex transporteur bi que mu naqari ko état loolu la war a def voilà ñii def ay contrat de travail contrat yu leer naññ yoo xamante si nii xoolal dañ koy bind tàppe ko ba mu rafet jox ko état mu valider ko ñi def ko obligation parce que ku mën a yor fukki car ak juróom ñaar fukki car wala nga yor ay 10 camions 20 camions 5 camions yow ngay liggéeyloo ay père de famille ne doo leen defaloo contrat CDI ku mën a liggéey ci yow 10 ans suba lay xëy benn jour nga mere ko ne ko dàq naa la tegal bi dàq ko sans droit sans condition loolu amul fenn ci àdduna bi fenn africain rek moo koy def moroomu africain mais dañoo war a am ay contrat de travail ay contrat CDI nga xam nit ki bis boo koy dàq ci lu leer nga koy dàqee boo ko dàqee te tegoo ko fenn xoolal état dal sa kaw nga fay ko ay droit am yëpp mu dem yoonam mais di liggéey la nit ñi comme ay mbaam liggéey fukki at xëy tey dàq la sans droit voilà nga sonn sa njaboot sonn nga nekk ci mbedd bi di taxawaalu moom mu tourné jël ku ko neex dem parce que lan moom moo am xaalis yaay mooy borom oto yi moom mooy borom mbagg bi moom mooy ngand quoi loolu la état war a lijjanti leneen luñ fi def lu lool defuñu fi dara lañ fi deful dara voilà yéen transporteurs yi yàlla lu mu leen di may na leen ko ba pare li ngeen waroon def mooy xeex ñii nekk ci suuf di leen liggéeyal alal di ngeen am ngeen fexe ñoom ñu nekk dans les très bonnes conditions état dugal ci loxoom jàppale leen ñu améliorer conditions de travail yi ñu continuer dem loolu ngeen war a xeex loolu gore leen tuuti ngeen xalaat seen diggante ak yàlla ngeen xalaat oto yi camions yeeg millions yeeg lu mu bari yëpp dara ci biir bàmmeel la ngeen jëm du yàgg dara te transporteurs yi fi nekk yëpp ku ci nekk lakk nga fi sa 40 ans da leen di leer ne amu ci kenn ku fi dundaat 40 ans te du dugg ci biir bàmmeel la ngeen di daw bay daanu li ngeen di am yàlla may na leen ko yéen seen njaboot mais dimbali leen néew ji doole yi père de famille yi ngeen xamante si nii seen loxo jotu seen digg ginnaaw ñi nekk ñu am jom nekk ñu ay nit yu am personnalité seen kanam ay njaboot ay nit yu ñemee daan doole ñu bëgg a dimbali seen i doom ak seen i njaboot ak seen i mbokk fexe leen li leen yàlla may ngeen yaatal ko séddi ci ñoom ñooñu jéem a am melokaan jéem a am suba comme yéen ñu ngeen amee gérer ay société mais da ngeen di noot chauffeur yi di leen dëggate di leen nappaaje comme ay mbaam ñii nekk ak yéen di leen liggéeyal ngeen di enrichir ñoom ñii gën a pauvre di gën a sonn di gën a torox ba dellu ginnaaw du ñu am dara loolu maanaam ci souffrance su ñenn ñi si la ñenn ñi di dundee ci la ñenn ñi di bëggee comme noonu la rek voilà donc vidéo bi tey loolu la woon bu amee loo xam ne si ni ñu tegginuwul la ñu ci jégalu bu baax xam ne doomu adama matul wasalaam